mbokk yi asalaamaaleykum benn waxtu mooy door a jot sënkam ñu nuyu leen fas yéene leen a jot lit xabaar yi bokk na ci lañ fas yéene faram-fàcce ni daañu dikkaat ci doomu jàngoro bi ak Covid bi fii ni toll nii fi ñu ci jot a toll di doy na waar lool juróom benn nit yu ñàkkati seen bakkan ci benn bisub lëmm ci tawat ji juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn téeméer ngeen baal ma ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne yi doomu jàngoro ji dal na leen daanaka téeméer bu nekk ñaar fukk yi ak juróom ak lu toppandi daañu ci dikk léegi daal di koy tënk ci biir xabaar yi yokku gi muy yokk nag moom feebar bi fi mu toll nii dafa gën a tar ci banlieue bi ñenn ñi dañuy takk ay masque ñenn ñoom seen yoon nekku ci daañu ci jokkoo ji léegi ak El Hadji Moussa Thiam fële ca banlieue bi mbir mi nag ñetteelu vague bi ñuy wax daal ci Covid 19 bi fi mu toll jaaxal na askan mi nekk fële ci Sédhiou jamono yi nga xam ne ñi ngi waaj wàllu tabaski gi loolu daañu ci dikk léegi ak foofee nam fa demee ak tamit El Hadji Moussa Dramé foofule ay kaye yoo xam ne dañ leen a xotti di def ay yàq ci école yi élèves yi daal fi ñu toll nii njeexatalu at mi moom daanaka ci violence rek lañ ko jeexale syndicat bi di SAEMS nag ñoom ne daal itam way juru ndongo yi nag war nañ cee jóg daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi ndax école yi léeg-léeg violence bi day metti lool ay étudiants yoo xam ne ñu nga bloqué wu nekk fële daanaka ci frontière Maroc ba bopp ba léegi mënuñoo dem mënuñoo dikk lim bu takku lañu nag fii ñu toll nii daañu ci kenn ci ñoom yëkkati na ci ay kaddu gannaaw ban bëggee tabaski si waxtaan ci ak Ndeye Marème Ndiaye daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. wàllu Covid bi ci lañ koy daal di dooree juróom-benn ñu faatooti ci tawat ji ci benn bisub lëmm juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne yi ñoo gàddu doomu jàngoro ji nee ñu ci bi ñu defee test yi ci ñaari junni ak juróom-benn téeméer fukk ak juróom-ñaar daanaka bu ñu xaymaa ba wëlbati ko téeméer bu nekk ñaar fukk yi ak juróom ak lu toppandi boo seetloo am na ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne yi wàllante rek la ci biir askan weeg raj-rajloo beeg buuxante beeg mbooloo mi fanweer ñetti téeméer yeeg fanweer yëpp ci biir Ndakaaru gi la fukki yeeg juróom ca Touba la ñu feeñee juróom-ñeent yi ca Daara juróom-ñett yi Thiès juróom-ñaar yeneen yi ci des Tivaouane am ci ay nag ay cas yu nekk fële ca Bambey ak tamit Oussouye daanaka boo seetloo ñeenti junni ak ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne yi daanaka ñoom ñi ngi xool seen yaram ñaar fukki ak ñett yëpp dañoo nekk ci sauvetage fi nu toll nii cas grave ñaar fukki nit ak ñett ñoo fa nekk fi nu toll mbir mi nag doy na waar lool waaye ñàkk yi nag tàmbali nañ ko démb nag ñàkk nañ ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn lépp nag ban tàmbalee ñàkk ba léegi Sénégalais yi ñàkk ji toll nañ ci juróomi téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom yu toftale juróom-ñett fukk ak yu toftale juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk yokk koo xam ne kii daal mbir mi yokk na ko daal ci banlieue bi maanaam li wër Ndakaaru dafa tar lool fii nu toll nii geste barrière yi ñu doon wax kenn ku nekk di jël ay masque ak ya ci aju am na ci ñooñ sax léeg-léeg ñu takki masque de waaye am na ci ñooñ da ñoom seen yoon nekkul ci mbir yooyu El Hadji Moussa Thiam mu taxaw ci kanamu jaaykatu journal yi nag ci Rudé Ñaay Lamine Wan Mile moo ngi defaraat bu baax maskam naam sax bu nekkee tàngaay bi moo ngi koy sonal la moomee nag caaxaanewul ak mbir mi le ndaxte jàpp na ni mbir mi daa commencé di jéggi dayoo. pour man dama gis ne situation bi dafa dangereux fu mu nekk nii dafa garaaw dafa catastrophique parce que démb rek am nañ 733 cas c'est critique nee na actuellement les hôpitaux sont saturés on a plus de lits pratique Dakar ñuy 95%. góor gi ñuy duppee Moussa mu ngi toog ci benn siège si suufu benn garab ci buntu kër gi lee moomee nag daa fuyu mbir mi le jàpp ni daal gëmul ni mbir mi am na moo ngi teg responsabilité si ndoddu gouvernement bi. nga masque daanaka ñoom ñoo tax ba nit ñi takk na ko le pourquoi mooy soo ci doxee say soxla ba soxla yi mat nga soog di ko prononcé dañuy defee ni li nga di wax amul sens comme moom jógu fi woon bul wootee ci population ñu daje mais boo jógee yow def sa campagne def sa politique ba mu jeex nga ñëw di ko waxaat nit ñi duñ la gëm loolu moo tax nit ñi gëmuñu le dool ko mel ni man gëmu ko. Adama Camara moom nag benn sénégalais la buy dund foofee ci réewum Suisse moom nag takkul maskam nee na ko daal dana ko def ci biir avion bi ci yoonu ñibbeem. mais ça existe quand même. non man takkuma su may delluwaat daal ci biir avion bi dinaa takk masque. fële tamit obligé wuñ ñu ko ci mbedd bi Suisse. ci biir magasin yi ak ci biir bureau yi ak ci biir boutique yi. jaaykatu journal bi nag moomee sax daanaka masque wi sikkim bi la ko takk. nel kay sikkim bi laa ko teg rek waaye takk naa ko moom. ci kàddu yu tukkee ci Lamine Wane ba léegi mu ngi am jàqare lool nag ci li xew ci mbedd mi ndax jàpp nañ ni askan wi sax ñu bëri ñoomee masque nekkul seen i kanam. non fu mu nekk nii presque kenn solu masque c'est dangereux ils sont pas conscients il faut ñu jël suñu responsabilité il faut ñu jël suñu responsabilité mooy ku nekk sol masque xam ne affaire bi c'est pas l'état c'est nous ñun la c'est la population. ki yor masque we sax ci sikkim wa di ci dolli di xamle ni rek ni daal Sénégal daanaka defoon nay jéego yu rëy ci li jëm ci fànn woowee ci xeex mbas mi. xam nañ ne am na mais duñ ko jëlul au sérieux ils ne prennent pas ça au sérieux jëluñu ko au sérieux bu ñu ko jëlul au sérieux du mel nii jóge ni feebar bi jóge na
daanaka li ñu nemmeeku ci mbedd Ndakaar yi daal jéggi na dayo lool ndaxte nag ñu bëri ñi nga xam ne ñu ñuy taseel daanaka ci li jëm ci respect mesure barrières yi defuñu ca dara marché bi mu ngi commencé di bëri nit lool ci wàccaay tabaski bi loolee rek ngir wane ni daal li jëm ci war rassemblement yi ñoo ngi fii ba léegi El Hadj Moussa Thiam lu ñu joti xibaar fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa déclaration ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bu sottee rek incha allah daañu daal di jokkaloo ak suñu natango yi ñuy toogal foofu la ñu ci tawet ji sax ci la ñuy desandi ba léegi ak ñetteelu vague bi fi ñu ci toll nii ci Covid bi mu jaaxal ñu baree bari askan wi nekk fële ci Sédhiou jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal wàllu tabaski gi ak dem beeg dikk beeg rassemblement yi maanaam raj-raj loo beeg buuxante bi ñu dem ba Sédhiou ak El Hadji Moussa Dramé. ñetteelu vague Covid-19 boo xam ne tàmbale na di law bu baax ci ay diwaan yi ci Sénégal nekk na loo xam ne dafa juru njàqare ci ñu askano fii ci diwaanu Sédhiou njàqare boobee li ko gën a yokk bokk na ci dem ak dikk bu yaatu ak it dajaloo boo xam ne it mu ngi amee ci jamonoy tabaski bi lay. feebar bi moom mi ngi fi kon ku nekk si ñun daal war na jéem kéem kàttalam góorgóorlu jël ay matuwaayam ba lépp loo xam ne mën na ko def ngir xeex bi mu def ko képp koo xam ne daal mën na gàttal ay tànkam mu def ko. faggu rek ak faggasndiku ak fagaru daal te xam ni feebar bi mi ngi fi toujours comme ni ñu koy waxee le Covid est toujours là ñu def ni président wax rek il faut vivre avec ci mesure barrière ci bàyyante xel rawatina période bi ñu toll nii ak tabaski bi déplacement yi bëri na. ñu gisee président campagne yi muy def ak tournée yi muy def bu jékki-jékki mu ne ay affaire bi ñëwaat na troisième vague te moom def na ay campagne am ba pare. soxna si la it moom gis na ci ne it vaccin boo xam ne it ñu bëri ñoo ko war a def loolu bokk na ci saafara boo xam ne mu des na tax ay cas grave maanaam ñoo xam ne dañ ci alotiku du bëri. waaw ragal naa trop fi mu ne nii ñu ñàkkoogul ñu dem ñàkku seen vaccination surtout à l'approche de la tabaski bi ragal nañu trop. niki démb àllarba it mbootaayi borom dëkk yi di chef de village fekk baax fi ci région Sédhiou gi yëpp wërngal kap door nañ campagne yeete boo xam ne amal nañ ko ci Njama Pakaaw ngir it ñu bëri dem ñàkku ji ci jamono jooje it ñoo xam ne ñoo di waa kër docteur it ñu ngi am yeete it tamit askan wi mën a vacciné wu bu baax a baax ñu ngi koy amale it ci rajo yi waaye tamit ci gox-goxaan yoo xam ne ñu ngi ciy dem ci ñaax askan wi ki ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu école bi ci la ñuy daal di dem benn waxtu moo dem ba feggoog juróom-ñaari minute ci njàng mi ay kay yu ñuy xotti déggu ci école yi di yàq banc yi di tojaka def lu kenn xamul élèves yu baree bari daanaka école yi bi muy tëj fan yi loolu la ñuy jëfandikoo yu baree bari SAEMS nag nga xam ne ñoom SAEMS di ab syndicat boo xam ne bi ñoom dañuy yëngu ci wàllu njàng mi nag ñu ngi artu way juru ndongo yi nag ñu xoolaat mbir yi bu baax a baax ndax xët ku ba aw xët dana nàcc fi nu toll nii Tamsir Bakhoum am na ay kàddu yum ci rotal ñu déglu ko. dañ ne li ñu gis ñun gis nañ ko ñun ñëpp ñun ñoo ko gisandoo fële ci CM Hann ay xale yu ay ndogol daara 5e 4e ñoom ci seen bopp dal di jël li nga xamante ne mooy seen cahier yi SVT yi ak yeneen cahier dal di yëg ci kaw étage bi ci cour bi di ko xotti di ko sànni di saltel cour bi jël li nga xamante ne moom mooy école bi saltel ko jël li nga xamante ne ci lañ doon raxasoo ñu dëpp ko loolu yëpp nekk ay menaces nga xamante ne du lenn lu dul xamadi ba nga xamante ne tey dafa nekk réewaan nga xamante ne dafa bëgg a law ci biir Sénégal loolu nag tiitaluñu ndaxte li tax tiital nañu mooy que bu ñu jàppee ne loolu mi ngi xewee ci biir école te l'école boobu moo waroon a nekk fi nga xamante ne moom la ñu war a former nit ki pour mu mën a nekk un citoyen modèle pour suba mu mën a nekk ka nga xamante ne dana taxaw tem pour mën a jëmmal Sénégal ci kanam bu demee ba jël ay mbirum reewaande di ko dugal ci biir école bi loolu dañu tiital mais li tax tiitaluñu mooy que dañoo gis ne reewaande googu fi nga xamante ne moo gën a kawe ci suñu institution yi muy ci présidence de la république parce que président de la république gis nañ ko moom ci boppam mi ngi doon dem ay mission di ànd ak li nga xamante ne moom mooy ay nervi ñu gis ne assemblée nationale tey violence boobu moo fi nekk ñu gis ne partout foo mën a gis ñu ngi wone violence boobu donc ñu gis ne tey xale yooyu dañoo jàpp ne violence moom moo war a xew ci biir Sénégal ñu koy copier di ko indi ci biir école bi mais moom moo tax ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñu ngi naqarlu ba fa naqar mën a yem mbir boobu nga xamante ne moom moo bëgg a xew ci biir l'école yi ñu wax nguur gi ne nag moom ci boppam il faut mu jël ay matuwaay pour xam ne école mënteen continuer di mel noonu il faut ñu jël ay mesures yoo xamante ne moom mooy sécuriser enseignants yi pour que xale yi képp ci ñoom ka nga xamante ne defati na la nga xamante ne dul noonu ñu mun la teg ci yoon pour xamal ne école warta nekk lieu ba nga xamante ne day retenir ay bandi wala ay xale yi nga xamante ne affaire indiscipline la moo tax ñu ngi interpellé waat wax dëgg yàlla société sénégalaise. kon ñoo ko déggandoo école bi ak violence yi ci am ak fitna yi ay étudiants yoo xam ni dañ leen a bloqué mënuñoo dem mënuñoo dikk ci daanaka ay ci frontière Maroc bi nag la ñu nekk mu metti lool dañoo bëggoon a ñibbisi nag ci réew mi ngir sax boog defe fi tabaski gi
fi ñu toll nii nag ñoom ay jafe-jafe yu doy waar la ñuy jànkoonteel ñoom nag am na ak yoox gu ñu yëkkati nag jëmale ko ci kilifa yi ngir ñu xool nag fu ñu ne daal ba mbir yi saafara ci Khalifa Ababacar Thiane mi yor seen kaddu waxtaan ci ak Ndeye Mariam Ndiaye ñu déglu. ñun ñoo ngi fii nii ci frontière bi on est à 80 kilomètres de la frontière ñoo ngi ci fi ñuy wax wetu Guerguerat. Bon, avant ñu ñëw fii récemment avant fin du mois bi on avait reçu un audio d'un des membres du consul soi-disant que frontière bi dina tijji le 14 wala le 15 alors que cela n'est pas vrai. D'ailleurs li ñu bloqué fii mooy loolu noonu parce que ñëpp du ñu ñëw fii nii jàpp ne loolu noonu lu am la alors que maanaam yëf yi demeewul noonu parce que bi ñu demee xool police bi ci brigade bi gendarmerie bi ñoom dañ nañu seen consul amutoon benn droit pour kii leen loolu parce que ñoom amul sañ-sañu wax leen exactement kañ la frontière di tijji léegi nag comme demee na noonu léegi def leen pression ci ñoom ñu def pression ci autorités yi marocaines yi comme ça ñu jox ñu autorisation pour ñu bàyyi leen ngeen jàll parce que ñun tant que amuñu autorisation mënuñu leen bàyyi ngeen jàll alors que y a des centaines de Sénégalais am na ñoo xam ne ni ci yoon bi lañ leen arrêté agsiwul sax ñun fii ñuy agsi fi ñu toll nii je peux vous envoyer des vidéos fi ñu toll nii nit ñaa ngi nii toog seeni valise xam nga fi ñu toll nii les gens sont désespérés et vraiment nous souhaitons avoir des solutions le plus rapidement possible. ñoo ko déggandoo ay sénégalais yu nekk foofu la ci Maroc ci frontière bi ñeenti élèves yoo xam ne dañu nekkoon ci classe 4e ci lycée sénégalais bi nekk fële ca Kanefing nekk ca Gambie dañu daal di lab ci fleuve ci géeju dexu Gambie gi gannaaw ba nga xamee ne pare woon nañ seen ay composition ñeent ñooñu la ñëpp demoon nag ci géej gi daal doon fa sangu waaye daal ñu daal di mujj daal di lab am na ci ñaari néew yoo xam ne nag génnee nañ leen ba yóbbu leen ci morgue hôpital ba nekk foofu la ca Banjul am na ci kenn ci élèves yoo xam ne nag mi ngi fekk baax ca Kaolack waaye nag moom kooku des na ko denc fële ca Touba keneen ki nag moom ca Gambie lañ koy daal di denc am na nag recherche yoo xam ni ñu ngi koy def ba léegi ngir xool daal sapeur pompier yi nag yu Gambie yi ñu ngi dugg foofu la daal di xool ba xam naka la ñuy gis daal def daal ba gis yeneen néew yi Kaolack nag inspecteur bi yore académie njàng mi foofu la ca Kaolack ak proviseur bu lycée boobu la ñoom ñëpp ca Gambie ñu ngi daal xool ak daal nu ñuy mën a fexe daal ba ak way juru ndongo yi ñu taxawu leen bu baax a baax a baax ambassadeur bu Sénégal ba nekk ca Gambie ak yenn kilifa yi yor ci wàllu njàng mi itam ca Gambie ñoom ñëpp dem nañ ci béréb yooyu la xool daal ci àllarba ji daal ji ni mu tëddeeg lan moo ko war ak information yi ci jaadu du ñàkk ñu di kat ci ak Mamadou Camara ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye nuyu naa la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu kon xabaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak lu jëm ci football bi ak Ligue 1 Ligue 2 sénégalaise bi rawante bi ci ki nga xamante ne moom mooy yéeg ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 1 bi ba tey ñu ngi koy wëyal tey jii nag jàppale ni ñaar fukk ak ñeenteel ak juróomeel bi bëccëg daañu ko amal kon dàkkante boobu nag ci diggante Linguère bu Saint-Louis la ak Union Sportive bu Wakam ñoom ñaar ñëpp nag kii féetoo ci place ñaareelu place bi keneen ki ci ñetteelu place classement bi ñoom Samba Linguère yi nag tey jii daañu laaleeg ñi nga xamante ne ñoo faree ca banlieue fële ca Guédiawaye muy Guédiawaye football club ñoom ñi nga xamante ne fu mu ne nii yéeg nañu ci Ligue 1 bi ba noppi kon ni ki tey jii nag bu ki nga xamante ne moom mooy Linguère bu amee victoire ci kaw Guédiawaye football club dafay daal di yéeg kon ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 1 sénégalaise bi daal di jël itamit li nga xamante ne moom mooy place leader bi match boobee nag nee nañu bu 17h jotee ci nag la ñu koy amal ci boobule waxtu nag jàppale ni Union Sportive bu Wakam moom it dina laaleeg Renaissance bu Dakar USO nag moom it mën na espérer yéeg ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 1 bi tey jii bu amee ndam ci digganteem ak Renaissance jamono joojee nag war na fekk Linguère bu Saint-Louis daal di nërmeelu wala ñàkk bokk ci digganteem ak Guédiawaye football club ci boobule waxtu nag jàppale ni fële ca stade Massène Sène bu Fatick kon EJ Fatick moo fay dalal Port Autonome bu Dakar Demba Diop FC ak jamono Fatick ñoom dañuy laale fële ca stade Fodé Wade ci stade Ibrahima Boy bu Njaareem Kër Madior moom dafay dem seeti ki nga xamante ne moom mooy Duc yi leen ndaje nag nee nañu bu 17h jotee nag ci nag lañ koy daal di amal waaye jàppale ni bu 17h30 jotee Amitié FC moom dafay dalal Sonacos ca stade Maniang Soumaré waaye bi lee jongante nag bu 15h30 jotee Africa Promo Foot moom ak Thiès FC ñoom ñooy laale ñu wax nag bi lee yoon ci lël bi nga xamante ne
association nationale de la presse sportive da koy daal di amal ni ki tey jii ñu di ko wax ANPS foofee ca maison de la presse ñu duppee ko Babacar Touré kon bi leen ndaje nag dañuy waxtaanee lu jëm ci gaynde yu góor yi ci wàllum basketball ndax ñaar fukki at ak ñeent la ñu def ba tey mënuñu fexe ba am lu jëm ci kon coupe kon continentale bi di coupe d'Afrique ñoom journalistes yi ak ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na lool ci wàllum basket ak ñi nga xamante ne ñoo ëmb basket bi fii ci suñu biir réew ñoom daañu waxtaanee ci loolee lan moo waral suñu gaynde yi boobu ak léegi mënuñu fexe ba jëlaat beneen coupe ci diwaanu Afrique ngir ñu am ci ay leeral dañ ciy teewlu ki nga xamante ne moom la ñu dénk projet bi di Adama Kandé nekk taskatu xabaar ci 2STV. dafay rek continuer ci li ANPS bi organisé dans le cadre des grands rendez-vous parce que yaa ngi fàttaliku le 8 mai dernier defoon nañ benn panel ci football bi 12 ans de professionnalisme tey jii ñu convier le monde du basket. Pourquoi le monde du basket? Parce que ñu ngi jëm ci rendez-vous bu am solo l'afro-basket des garçons boo xam ne Kigali moo koy accueillir ci semaine yi di ñëw lu tax ñu ubbi réflexion bi ci garçons yi parce que soo xoolee depuis 1997 équipe nationale Sénégal bu góor yi gañewul Coupe d'Afrique alors que gagné woon na ko 5 fois tey jii Sénégal c'est un pays de basket gagné nañu aussi ci jigéen ñi 11 fois mais garçons yi maanaam góor yi ñoo am ay jafe-jafe tey jii loolu moo tax ñu convier le monde du basket pour waxtaan ci dafay rek continuer firnde ne ANPS presse sportive c'est pas seulement nga dem di couvrir ay manifestation indi teg mais aussi yow da ngay ubbi ay réflexion parce que li ñuy waxtaanee ni dañ koy tënk ci benn document boo xam ne dañ koy remettre dañ koy jox fédération bi mais aussi jox ko ministère des sports comme ni ñu defee woon ci football bi alors tey nag dañu tànn 3 thèmes ñetti thèmes premier bi mooy 24 ans de traversée du désert maanaam depuis ñaari fukki at ak ñeent gagné wuñu Coupe d'Afrique des Nations ci wàllu góor ñi te jii lan moo ko waral diagnostic bi tubaab bi di wax diagnostic lan moo ko waral maanaam dañ koy saytu directeur technique Moustapha Gaye moom mooy développé thème boobu ndaxte moom mooy nekk directeur technique mais entraîné na aussi garçon yi entraîné na jigéen ñi te fu ñu toll nii moom mooy entraîneur jigéen ñi en même temps donc kooku dafa nekk ci biir mbir mi loolu moo tax ñu tànn ko pour mu développer thème boobu deuxième thème bi mooy yan solution la ñuy war a donc am pour dellu soit ci gagné Coupe d'Afrique ci wàllu góor ñi loolu nag ki koy développé mooy Bassirou Badji parce que moom en 1997 moom moo nekkoon entraîneur bi doon entraîner Sénégal bi ñuy gagné fii Afrobasket fii ci Dakar en 1997. troisième thème bi mooy boo xoolee c'est vrai que am na ay équipes comme DIC comme Ville de Dakar comme Douane Saint-Louis Basket ak yeneen équipes yoo xam ne tey jii nekkuñ ci professionnalisme mais ñoom ñu ngi traité seen joueur ak seen joueur comme ay professionnels voilà donc mais il faut ñu jëm ci wàllu professionnalisme. mu nekkoon kàddu yi Adama Kandé di taskatu xabaar ca 2STV kon jàppale ni panel bu ANPS bi kon dinañ ko door bu 15h jotee foofee ca maison de la presse Babacar Touré tey nag Maodo Faye di fukki fan ak juróom ci weeru sulet dañuy fàttaliku rek bés bi nga xamante ne ci la drame Demba Diop bi amoon kon stade Demba Diop ba ay nit ñàkkoon ci seen bakkan kon tey jii def na ñeenti at ba nga xamante ne jéeya joojee am na tey nag amal nañu wàccee kaamil naka noonu am ay ñaan yu ñu doon amal ngir rek juróom-ñetti nit yi nga xamante ne ñàkkoon nañu seen bakkan ci bile jéeya foofee ca Mbour stade ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy njaboot ñi kon lorule ci bile drame ñoom ñu ngi laaj ba tey ñu daal di amal justice kon dañ ci teewlu kii di As Wade moom mooy njiital stade de Mbour ci micro Moustapha Sall. te li ma war a njëkkee def mooy remercier monde du football président Djibril Wade mu ngi nii président ñaari tali di vice-président Ligue Pro ñëw au nom du football sénégalais jëmmal bis bi loolu day wane ne li ñu waxoon rek du yëfu waa Mbour du yëfu ñëpp moo tax ci sama kii ma ne dinañ ñu ngi loolu sama promesse de campagne la woon te ñu ngi ciy liggéey mais ni ma ko waxee man damay bañ saa yu ma gisee kenn rek bind ne gis naa Samba mu ngi def lii parce que dama gëm ne man gor laa saa yu suma kàddu génnee damay jéem a fexe Samba donc ñu ngi pool d'avocat bi bu paree wax naa parents yi dinaa leen wax ñu def rencontre mais li ma leen wax mooy man utuma avocat pour ñu laaj xaalis damay ut avocat pour ñu vider dossier bi bu dee ci vider dossier bi yoon dafa wax ne nañ leen jox xaalis ñu jox leen mais ñun Stade de Mbour partie civile du ñu réclamer 1 franc ci affaire bi parce que ñun ñuy juger ko rek moo ñu am solo loolu tamit dama bëgg mu leer donc ñu ngi ciy liggéey di jéem a fexe pour que justice su nit ñi atte nit ñi ñu def ko buñ demee ci yàlla buur bi moom mu def atte
fukki fan ak juróom ci weeru sulet kon la njiital réew mi Macky Sall waxoon ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum tàggat yaram mu defaral ko ab rapport global boo xamante ne jëm na ci melokaanu infrastructure sportive yi fii ci suñu biir réew kon loolee ni ki tey ji lañ ko war a amal kon mu doon ab porox ndoll ci ñun ñu daal di def ab taxaw seetlu ci infrastructure sportive yi fii ci diwaanu Ndakaaru département bi amul benn stade boo xamante ne mën nañ fa tàggatoo stade Léopold Sédar Senghor tëj nañ ko naka noonu stade Demba Diop moom it tëj nañ ko depuis ba nga xamante ne jëye joojee am na fa fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum 2017 ba nga xamante ne juróom-ñetti nit ñàkkoon nañu ci seen bakkan lu ni mel tax na nag équipe yi nga xamante ne ñoo faree ci département bu Dakar ñoom dañuy dem ba ca banlieue bu Ndakaaru ngir rek daal di mun a kon dalal seeni jongante jëm ci championnat bi banlieue bi moom itamit am nañu ay jafe-jafe jëm ci wàllum stade yoo xamante ne yu baax la bu ñu demee fële nga xamante ne moom mooy ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye jamono ji jàppale ni li nga xamante ne moom mooy pelouse bi tàmbali naa yàqu lumière yi muy lampe yi daanaka tàqatul li nga xamante ne moom mooy buntu vestiaire yi daal di nañ ko défoncé yàqati lépp Alassane Djigo moom dend gi nga xamante ne dend na ko marché syndicat tax na ba li nga xamante ne moom mooy situation am daal di doy waar loolu yëpp dañ ciy ànd ak El Hadj Moussa Thiam. mu nekk ci xolu daagu daan ci banlieue dakaroise stade Alassane Djigo nag daanaka am na lu toll nii fukki junni ci ay place moomee sax daanaka ñeenti junni place rek la amoon balaa ñu ko yeesalaat ci atum 2017 nag daa dafay amal tribune bu bees bu couverte lal fa tapis synthétique boo xam ne sax daanaka daa yàqoon ndax nag ñi nga xam ne ñoo dee amateur yu doon loué stade bi di ca football ba 3 heures du matin loolee waraloon ko mu bokk ci stade yi nga xam ne daanaka sax ñoomee lu raar la ñu am ñaari tribune couverte lu fay ñu rek mooy li mu jege li nga xam ni moo di marché syndicat ndaxte nag ci devanture bi sax foofee ay camions yu bëri ñoo ngi fay gaare te léeg-léeg sax dañuy xaw a yàq li nga xam ni moo di dem beeg dikk bi ci wàllu cet gi tamit dese na ko bu baax ndaxte nag daanaka sax marché bi ay salteem dañuy ñëw sax boy li nga xam ne moo di miiri stade bi arène nationale bi moo ñoo ngi ko amal foofee tamit ci même arrondissement bi ci di daagu daan moomee sax daanaka léeg-léeg daal ay supporters yu mer di damate li nga xam ne nag moo di siège yi fa ne léeg-léeg bu seen mbër daanoo arène bi nag daanaka am na jafe-jafe ci wàllu daal cet lu ko wër ndaxte nag jàpp nañu daal personnel bu doy bi nga xam ni mën nañoo assurer bis bu ne li nga xam ni moo jëm ci wàllu nettoyage bi moomee sax daanaka amu fa ca Guédiawaye nag lii di pelouse Amadou Barry nag daanaka daal mu ngi commencé di graaf ci pegg yu bëri foofee sax projecteurs yi moom daanaka yëpp panne président équipe bi di Lat Diop nag moomee engagé wu na sax pour réparer li nga xam ni moo di projecteurs yi mu doon stade boo xam ne daanaka at wu ne nag day inondé waaye nag pompe bu ñu fa def daanaka réglé na problème bi jamono ji nag porte vestiaire yi sax dañoo yàqu ñuy nemmeeku tamit ñàkkub hygiène rek ci toilette publique yi nga xam ni mu ngi nekk ci pegg walla beneen stade bu nekk ci département bu Guédiawaye mu ngi foofee ci Njaareem foofee sax daanaka mairie bu Guédiawaye nag yeesalat na ko ci at yu wees nag daal di fay amal ay tribune modulable ak pelouse boo xam ne daal bu mucc ayib la foofee sax daanaka club yu bëri nga xam ne ñu ngi ci région de Dakar foofee la ñuy daloo seen i gan ci wàllu championnat bi lee El Hadj Moussa Thiam mën nañu joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. ñu xuus wutali ji fële nga xamante ne moom mooy Mbour foofay tamit stade Caroline Faye képp lañ fa amoon moom it tëj nañ ko ñaari at a ngi nii ci ab département boo xamante ne ñaar fukk ak juróomi équipe la daal di am yile équipe nag ñoom dañuy daal di dem ba su sore ngir rek daal di mën a dalal foofee seeni jongante tax na nag yenn ci club yoo xamante ni ñu ngi faree ci Ligue 1 bi ku moyuwul daañu wàcc ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 2 bi Moustapha Sall. benn stade bi ñu amoon muy Caroline Faye ñaari at a ngi nii mu tëju loola sax tax ba équipe yi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci Mbour ñoom seen jongante yi nga xam ni fi lañ ko waroon dalalee ci Kaolack wala Fatick lañ ko doon amalee loola nag la mu jur. voilà bokk yi kon xam naa foofu la ñuy daal di rek yamandi daal di dem jokkoo ji ak Marie Rosalie Ndiaye ci ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram jamono yi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu mbas mi ñu déglu. La forte circulation très rapide et cette crise sanitaire persiste encore et s'aggrave. Au Sénégal également, depuis plus de 5 semaines, nous enregistrons une hausse importante du nombre de cas de Covid-19. Les chiffres de ces derniers jours montrent que le virus circule activement. Face à cette situation, le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni ce mercredi
15 juillet 2021 en vue d'évaluer la situation épidémiologique relative à la pandémie du Covid-19. Après avoir bien évalué les risques sanitaires, économiques et sociaux de cette forte augmentation du nombre de cas positifs, le CNGE recommande le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment la poursuite et l'intensification de la surveillance des variants, le renforcement du système de dépistage pour détecter plus tôt possible les cas de Covid-19, une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs et plateformes et un renforcement de la synergie d'action en vue d'une riposte efficace. Utilisation de manière accrue des tests de diagnostic rapide, le renforcement des ressources humaines pour une correcte prise en charge à domicile, l'intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés à la COVID-19 et sur les moyens de prévention et de lutte, surtout dans le contexte de la Tabaski. En outre, le CNGE recommande à la population de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transport, dans les véhicules particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail. Nous invitons vivement les transporteurs et chauffeurs de véhicules de transport en commun à faire respecter strictement le port de masque pour tout passager, de recourir précocement aux soins, d'éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, d'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de Tabaski. Nous recommandons naturellement à ce que les populations fêtent la Tabaski là où elles habitent, de se faire vacciner contre la COVID-19, notamment pour se protéger contre les cas graves. À ce titre d'ailleurs, le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet près de 500 000 doses de vaccins. L'approvisionnement du pays en quantité suffisante va se poursuivre. Enfin, le CNGE recommande aux responsables des entreprises publiques et privées de privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les limites du possible. En outre, nous demandons à la jeunesse qui est fortement touchée par cette troisième vague de se mobiliser, notamment à travers les ASC et toute autre association. Toutes ces mesures sont destinées à protéger la population et à éviter les décès liés à la maladie de Covid-19. Soyons mobilisés contre la Covid-19 et ensemble, nous vaincrons. maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci seen collaboration di wax ne tey comité national gestion des épidémies daje ne ci bésu alxames bi fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2021 pour xayma situation wu feebar bi xamante ne moom la ñuy wax Covid-19 mbas mi nag xam ngeen ne mi ngi law ci àdduna bi di gën a yokk fépp ci Afrique ci àdduna bi mais fii ci Sénégal aussi bu ngeen sotloo ci juróom benn semaine yi mujj mbir mi toll na foo xam ne daaw fa toll barke démb 733 cas la ñu am tey passé nañ 600 cas loolu nag day wane ne mbir mi tar na moo tax CNG daje tey pour jël yenn mesures yi ak yenn recommandations yi xamante ne danañu permettre ñu gën a mën a
taxawaay ñu yokk ko ci mbiru xeex mbas mi bi ñu réunion bu gudd ñu génn mesures yi ma leen di limal ñuy demander ñu taxawee ñu demander que surveillance épidémiologique bi pour mën a topp variant yi ñu gën ci taxaw pour lépp luy variant ñu gën ko mën a maîtriser parce que xam nañ ne variant bi mooy gën a lawal feebar bu ma paree d'ailleurs professeur Mboup dana ci dellu si pour wax naka la variant boobu di gën a xóotalee suñu donc xeex ci mbas mi ñu bëgg aussi lépp luy dépistage ku yëg dara rek nga gaaw pour que ñu mën a xool li nga yëg lan la dépistage boobu ñu koy def nu mu gën a gaawe ñu demande itam que ñu utiliser test de diagnostic rapide yi pour gën a gaawal dépistage boobu parce que lu mu gën a gaaw rek dana mën a tax ñu gën a arrêter contamination bi ñu yokk bu baax personnel yi jox leen jumtukaay yépp ci structure de santé yi loolu mooy instruction bi ñu jot ci monsieur le président de la république te depuis début xeexu mbas mi mu ñu ci soññ ñu demander aussi que fii ñu toll dañu jëm ci feetu tabaski ñu mën a taxaw pour que lépp loo xamante ne rek war nañ ko def pour population yi jëm ci feet boobu ñu bañ a topp feet bi ba di lawal donc feebar loolu nag liñ ci gën a demandé mooy ku nekk fa nga dëkk nga taxaw ba feete foofu tabaski parce que boo déplacé woo rek mën naa am risque lawal feebar bi un peu partout ci Sénégal loolu recommandation bu am solo la mooy que ne population yi ñu ngi leen di ñaan ñu éviter bépp déplacement ci pendant période tabaski CNG bi tam mi ngi demandé ñu respecter mesures barrières yépp mesures barrières yi nag Sénégalais yi xam nañ ko lu su njëkk mooy ñu bañ a tàggoog masque loolu am na solo lool ñuy raxas suñu loxo ñuy taxawee lépp pour dandante si loolu sax lépp luy regroupement luy dajale ay nit luy dajale ay mbooloo ñu demandé ñu bàyyi beneen bi mooy que ne ñu farlu bu baax ci vaccination c'est vrai que temps yi Sénégalais yi ñëw nañ ci structure de vaccination yi ba presque boo demee mën nañ wax ne vaccin yi newatu mais président de la République dafa demandé ñu commandé waat yeneen vaccin suñu mu gën a gaaw fii ak fin du mois de juillet danañ jot lu dem ba 500,000 doses de vaccin yooyu nag bu ñëwee ñu ngi ñaan ngeen dem gaaw vacciner parce que xam nañ ne vaccination bi mooy tax contamination bi arrêté ñu ngi ñaax Sénégalais te bu boobaa nag stratégie bi sax danañ ko yokk fexe ba yenn gox yi ñu fay yóbbu suñu équipe yi pour que ñoom ñu taxaw vacciner population yi du mu gën a gaaw ñuy ñaan tam bépp entreprise muy administration publique wala entreprise privée boo xamante ne mën nga def télétravail mooy wàññi rassemblement ci biir entreprise bi ñu lay ñaan nga def ko bu fekkente ne lu yàq sa production dara loolu itam lu am solo la parce que télétravail mën nañu permettre ñu réduire contamination ci lieu de travail ñuy ñaax itam ndaw ñi parce que dañoo seetlu ne troisième vague bi dafa yàpp bu baax ndaw ñi variant bi ñuy wax variant delta dafa dugg bu baax ci jeunesse bi ñu demande rek jeunesse bi ñu taxaw parce que xeex bi seen xeex la ci ASC yi ci yeneen association yi képp ku mën a taxaw rek na nga taxaw pour que ñu stopper contamination bi parce que variant delta bi dugg na bu baax ci ndaw yi ñuy lancer un appel ci plateforme bu yépp plateforme bu am ci réew mi rek na nga xam ne appel bi yow yaa ko moom nga porter xeex bi dugg ci plateforme bi def ko véritablement combat boo xamante ne combat sa plateforme la parce que bu plateforme yépp taxawee xeex bi bu boobaa Sénégal dana gagner effectivement mbas mi bon nag maa ngi demander à ce que dëkk bi yépp mobiliser pour que troisième vague bi ñu daan ko
comme nañu daanee deuxième vague bi comme nañu daanee première vague bi maa ngi leen di remercier bu baax ma bëgg a jox nag kàddu gi. waaw xam naa kon du ñàkk ñu di kat ci sax moo di professeur Mboup moom nga xam ne moom la ministre bi bëggoon jox kàddu gi noonu daan ci di kat waxtu bi daf noo xaw a dab te yëglekaay yi war a daal di jàll itam fi mu toll nii kon nag mbokk yi benn waxtu moo dem ba feggoog luy tolloog fanweeri minute ak juróom te ñu ngi leen di ñaanal jàmm